toog ak Serigne Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly di doom ci Serigne Bara Dolly Mbacké nekk itam député assemblée nationale nekk responsable politique bu parti bii di parti président Pape Diop di bokk gis-gis tey jii ñu toog fii ci xayra ci këram fas yéene waxtaan ak moom ci li nga xamante ni moo jëm ci li ay di njàmbat ñu koy wax wàllum parrainage sëñ bi buñ la bàyyee nga nuyoo auditeurs wala téléspectateurs yi xëy ñooy seetaan seen production bi di Touba Info nekk itam ci diaspora bi lan ngay wax askan bi ci seetaan. waaw fu may tàmbalee nag mooy di sant yàlla bu baax. di julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal xalifa général des mourides Sëriñ Mountakha yàlla yàggal ko fi lool te wéral ko ak mboolem njaboot gi ak taalibe yëpp di ndokkee jullit yëpp ci li nga xamante moom la ñuy génn muy tabaski gi di ñaan Sénégal jàmm di naan nawet bu barkeel àgg si jàmm ak dal kon loolu lay tàmbalee samay kàddu. tey ñu nekk ci li nga xamante ni moo di wàllum parrainage jamono ji ngeen di collecté li nga xamante ni moo di militant yeeg militant di ngir seen candidat di président Pape Diop mën a jàll ci 65000 signatures yi xam ne ñu ngi koy laaj fan gi ñu toll. waaw fi may tàmbalee rek mooy parrainage moom ku ne xam na ni Macky Sall moo ko dugal ci réew mi ci façon bi mu ko defee ñun nag depuis ba mu ko indi assemblée nationale ku ne xam na ni lii leen gisoon moo tax ñu ko doon bañ ñoom ñu jàllale ko ci vote sans débat. ci benn majorité mécanique boo xamante askan yëpp dañ ko ñaawlu woon naqarlu woon ko waaye bi loolu amee tamit dégluwul kenn yàlla dogal ñu dem ba fan yi ci ginnaaw ministre de l'Intérieur woote réunion boo xam ne pour ñu ñëw jël ci ay fiches yàlla dogal maa nga fa woon mais ba ñu demee tamit na nga xamante ni noonu lañ gisee mooy lu ñaaw loo xamante ni c'est la première fois moom ci histoire politique du Sénégal. mooy lu ma 200 coordonnateurs taxaw ni dañuy jël ay fiches ndax dañoo am ay candidats déclarés mu di loo xamante ni tey boo doon bañ ni candidats yu bari tey nga am lu mat ñaar téeméeri candidats yoo xam ne jël si nañ déclaré mu leer na ni bu ñu demee ba élection yi mën ngaa am 80 ba 60 kooku dama jàpp ne moom lam waxoon mu jóg dafay naxe mais du dëgg loolu nag dañ ko naqarlu ñaawlu ko après di si combattre dem nañ ci yoon mais ku ne xam na ni yoon bii nga xamante ni mooy li am Sénégal. du yoon bi gën ci yoon yi ndax justice boo xamante ni heure boo fa yóbbee sa kalaam yi wax mooy incompétent wala mu jëlee fii delloo ko Macky Sall mi nga xamante ni tey moo yokk seen mandat yokk seen salaire kooku doo mën def lu dul ki la abali bët fu ko neex ngay xoolee mu di loo xamante wax dëgg yàlla amuñ si ñoom benn yaakaar ba tax ka mu jëf-jëfin boobu noonu léegi nag bi loolu lépp passé ñu tamit ñu daal di génne fii si pour ñu ñëw si nit ñi di naan bu ndox bu ndox tuuroo an baax moo des ñun Touba lañ am Touba lañ yaakaar lépp loo xamante ni am na ko si politique Touba lañ ko yéene li ñuy am tamit fii lañ ko amee waaw moo tax président Pape Diop mi nga xamante ni Touba mooy yaakaaram mu ne nan dellu Touba pour wax parrainage bi ñu jàppale ñu si pour ñu mën a am ay parrain le maximum. démb lañ doon def lancement bi démb def nañ lancement bi au permanence woo responsable yëpp commune bu nekk yónnee nga représentant 16 communes commune bu nekk tamit jox na la say feuilles say fiches pour nga dem def ay parrain. après ñun Touba tamit vraiment tàmbali nañ si démb ak tey presque amagoon nañ lu mat 3000 parrains yoo xamante ne amagoon nañ ko au niveau de commune de Touba. kon ko sant yàlla la te xam ne nit ñi Pape Diop saf na leen si maintenir incha allah la gàpp fexe ba am 20000 ba 30000 signatures bu neexee yàlla au niveau de commune de Touba. nga xamante ne tey yaakaar naa ni bu ñu ko amee rek 65000 yi nga xam moom la war a am ñun bon li nga xam mooy suñ objectif keroog comité directeur. mooy nañu am maanaam 1,250,000 signatures ñun boo ko gis loolu lañ soxla ndax bu ñu ko amee président Pape Diop mën a génn premier tour pour jële fi Macky Sall tegaat réew mi si dëgg am benn mandat dem ñi nga xam ñoom lañ tooñoon ci justice muy Karim Wade ak Khalifa Sall ñu joxaa leen dëgg pour ñu mën a ñëw continuer pour demal ak incha allah. kon système bi ñu teg ci wàllu parrainage ñu doon jàppoon ni day régler li nga xamante ni mooy problème candidature mais bu ñu la déggee dafa mel ni dafa posé problème. waaw problème la posé mais mu xamoon na ne day am problème aussi ñun xam nga ñun bu lépp lu ñuy wax rek dañeen koy am fu wér fu ñu ko teg ministre de l'Intérieur bu ñëwee foofu noonu xamaloon nañ ko ni ko li tax nga indi lii ñaar nit la benn bi éliminer ak yenn candidat yi nga xamante ne nekkuñu si beneen bi éliminer candidat bi nga xamante ne dañu ko exilé mu dem Qatar muy Karim Wade ndax boo xoolee fii si dañ see def 4 électeurs def si carte d'identité CEDEAO au lieu que ñu def si carte d'identité yam si ndax carte d'identité CEDEAO bokkul ak carte d'identité yu njëkk yi te carte d'identité yu njëkk fi may waxee valable na woote woon nañ si élection yi passé
kon day wenn que ni kee nga xamante ni xamoon nañ dañuy risqué maanaam candidature am doo am carte d'identité CEDEAO loolu moo tax ñu exercer carte d'identité CEDEAO kon loolu muy loo xamante ni tamit lu ñaaw la ndax pour nga remplir ko da ngay remplir 17 chiffres plus 10 chiffres bu ko defee mu nekk 27 chiffres plus maanaam tur bi ak sant bi ak commune bi muy wootee ak signature yi kooku nga bëgg koo def pendant kenn xam nu mu toll kenn xam nu mu toll muy loo xamante ni aussi tamit vraiment daal gis naa ni daal yoon bii nga xamante ni mooy yoon bi Macky Sall yore réew mi dafa bëgg a toog rek ba mu neex ko mu jox ko gorom wala rakam mu toog fii daal c'est un dictateur la boo xamante ni pare na pour lépp mu jaral ko ndax koo xam ne dem nga ba naan dee moo gën a yo moo gën a sedd ñàkk nguur kooku xam na li koy xaar bu ñàkkee nguur gi. kon loolu moo tax lépp lu mu si man pour ngoy si nguur gi dana ko def mais nag ñun pare nañ pour tout aussi ndax jàpp naa ni ñi fi nekkoon di bañ ñi ngi fi ñi amoon gor seeni doom ñi ngi fi ak seeni sët te Sénégal nag yemul 2019 te Macky Sall moomu ko te doon na ko si ndey doon na ko si bàyyi ndax xamoon nañ ko démb tey doog a ñëw kon loolu laay wax ni na xam ni réew mii li Serigne Abdoulaye doon wax rek képp ku jóg pour maanaam am yéene taal ko yow yaay tàkk te Macky Sall dafa am yéene taal réew mi ndax condition yi mu bëgg a dem élection du condition yu baax première bi mooy mënoon da ngay woote élection présidentielle nit ñi déggoowuñu nga war a woote waxtaan nga teg si benn fan nga pousse élection yi nga xam mooy élection locale yi te tàggoowoo ko waxoo see kenn xam nga loolu aussi dafay mel que ni nawluwul sax nit ñi mais nag c'est dommage c'est dommage ndax bon Serigne Abdou Aziz Dabakh yàlla na yàlla yokk ay leeram mais li mu doon wax yëpp moo nekk nii gis nga am réew boo ko yoree te amoo yërmaane si askan wi bàyyi woo xel démb fi nga nekk te bàyyi woo ko xel doo fàttaliku tamit ëllëg il y a un problème sérieux boo xamante ni bis bu ñëw si réew mi ñëpp ñoo koy partagé ndoo te fi ñu toll nii nag dafa jot ndax kilifa diine c'est complice ak Macky Sall kilifa diine yi ñoom ñëpp ay complice lan justice bi dañu complice ak Macky Sall journalistes yi aussi presse bi dañoo am complice ak Macky Sall ñetti organes yi nga xam ñoo yor réew mi ñëpp Macky Sall lañ faral tey kon kooku nag pour mu dem day jafe en tout cas nag yaakaar naa nguur gu dul nguuru yàlla day jeex te Macky Sall yaakaar naa ni firxaw naa ko ëppoon doole te daanu na voilà. sax waaye ñu dugg léegi ci actualité bi ñëw ci dëkk bi nga xam ni da ngay faral di wax ci assemblée ni mu amoo lu dul moom muy Touba nga koy défendre ñu gis ni tam ñu ngi ci pénurie d'eau moment bi ñuy wax ak yow coupure électricité rawatina ndox ca ku wax Touba wax ndox waxoon nañ fi proposé woon nañ fi ci assemblée ñu gis la ngay défendre ko en plein débat ci li nga xamante ni moo jëm ci wàllum ndox mi jamono ji sensé nañ ki nga xamante ni moo di njiitul ki yoroon maa u rahmati ban taxawaay da waa Touba war a am rawatina kilifa yi ngir ndox 2 mois des fi ak màggal sa amaguñ plan d'action ba léegi. Touba moom fi ma lay wax yow moom bu ma la bëggee waxal dëgg rek waa Touba jarul ñuy xaar dara ci état Macky Sall ndax Macky Sall ci boppam xam la ni Touba du fi def dara ndax mës a gañ élection yu Touba dafay wax ni daal il faut mu yar ñu moom pour ñun dañoo yare du ko ba tax ñu koy bañ a woteel moom loolu la wax bon loolu nag ab jàngat la boo xamante ni dama koy laaj appel njëkk ko ci ki fi nekkal ci Ahmadou Bamba xam ni Touba waa Touba ñoo koy defar mais état du ko defar ndax jamonoy Serigne Modou Moustapha ba ci Serigne Fallou ba ñëw ba ci ki nga xam bu ñu ko xaaree ci Touba dañuy xaddi ndax amul yéene ci dëkk bi te du fi def dara loolu moom lu wér la tamit ci xolam la nekk ndax ñun Serigne Touba lañ gëm Serigne Touba lañ am mais fi ma lay joxe message rek mooy mënoo fi nekk juróom-ñaari at benn phrase la def Touba. daaw bi nga xamante ni ki yore ndox mi màggal gaa ngi jub si nangu fi teg tànkam nanguwutu visite nanguwutu defar forage yi panne ba pare courant bi coupé ñu am problème mu ndox mu ñëw assemblée nationale bëgg faa imposer 3 millions personnes yi yeewoo Touba bi nga këkk ne mu nekk presque ay 2 milliards 5 par mois yooyu nga xamante ne nee na waa Touba war nañu koy génne muy dugg si keesu état bi ñoom ñu bëgg koo forcer Touba pour def ko te xamu ni Touba social la boo xam ni Serigne Touba ci la ko fondement woon te social Serigne Touba mooy social sama borom kooku nag du nangu social Macky Sall bëgg a ñëw nangu social boobu noonu ba pare moom créer social boppam loolu moo tax ko Touba du moom mooy tax ko imposé ñëw bëgg ñu fayloo ndox au niveau de Touba te waxtaan see xalifa général de Mouride Serigne Mountakha ba mu xamal ma ni mu Touba ndoxum Touba lu ñuy waxtaane lay doon aussi xam na ni ci xilaafaam bis bu ñu xoolee ba nga xamante ni fay nañ fi ndox Touba du fay mukk ci fii ba àdduna tukki
ñu ni ci li Serigne Touba doon ñaan sa borom ba may ko mu joxe woon si ndigal ci xilaaf ak Serigne Mountakha ci la président Macky Sall ñëw dindi loolu pour maanaam def li mu bëgg kooku moom yaakaar naa ni sëñ bi du ko seetaan ndax bu ko teree seetaan sëñ Touba du ko seetaan te yaakaar naa kii fayloo ndox xilaaf bi war a fayloo ndox Touba moom kooku sama borom def na ni ganeegul àddina. mais yéen am ci taxawaay quand même yéen ñi xam ne yéen a représenté askan wi ci diwaan. waaw am nañ si représentant am nañ si ndax ñun ak grâce bu doontu ñun suñ Touba tànn ñu ak askan wi mais kon Touba ren la ñuy tàmbale fay ndox ndax ñoom programme woon nañu ko mais assemblée nationale plénière bi fekkoonte ni tey du luñ signal luñ feeñal kon ba léegi Touba ñi ngi fay ndox oui mais sant suñ Touba ndax suñ Touba mi ñuy tànn yóbbu ñu foofu xam na ni moom dafa jot ndax lu jot ak suñ mooy programme yi boppam jot googu mu jot nag moo tax mu jóge sa xolu askan wi lu tax ñun ñu doon xëccoog ay nit ñun ñu gagné mu yóbbu ñu assemblée nationale kooku suñ Touba la ñuy sant voilà. beneen bi ci des ñu dellusiwaat ci sa parcours wala tamit ci sa liggéey ndax gis nañ taxawaay bu am solo boo xam ne yaa ngi koy def en tant que député bi mooy sa premier mandat ci législatif mu nekk 13e législatif mais gis nañ taxawaay bi xëy ne am nga ko au niveau de Touba jëm ci li nga xamante ni moo di wàllum social ci ay liggéey yoo xam ne yaa ngi koy def ci commune bi sam waran ki nga xamante ni moo di le maire de la commune. waaw xam nga man dama bokkul ak moom ndax moom wàllu yaan la man dama fi dëkk maire bi dëkku fi sëriñ bi la neex mu tànn ko boo gisee tey état amul droit di def dara ci dëkk bi di tàgg maire faluñu ko ñun faluñu maire bu doon wotee tey jii may wax ak yow du am ñaari fa mais comme ci ndigal lay doxee ci lañ ko fal ci lañ ko tànnee bon loolu moo tax doxalin bi niir la mën a doxee te fekkoon te aw askan ñoo tànn fal ko bu deful lu neex askan wi koy wàcce waaye moom nee na comme amul satisfaction pour bëgg maanaam Touba kontaan ci moom bu Touba kontaan bu ñàkk kontaan la yemale kooku doxalin biir lay mën a doxale pour dem di jàppale ci Macky Sall ak liggéeyu boppam ndax Touba ñoru ko man nag li ma war mooy comme dama fi dëkk sama lépp ne fii bokk ci njaboot gi man li ma def nii ci laa war a def moo tax que à partir de demain incha allah ndaamaatu dinaa fa installé mbay machine pompe boo xamante ni bàyyi fa 100 litres gasoil ñuy xëcc ndox ma di ko dugal ndax mënuma imaginer Serigne Saliou ni mu toll am jàkka boo xamante moo ko defoon foofu noonu ñu tudd ko jàkka Serigne Saliou ñaari ajjum mun ñu julli amuñu ndox ba pare ñu leen di seetaan kooku c'est très grave pour le pays Macky Sall jógee fa faalewul loolu may wax muy woote jam ñaaw di fecce ka mbaras yoo xamante ni réew mi taxaw fi mu taxaw ndox mi tawul àddina si yàqu dëkk bi metti ay xale dee fi ñu sàcc fi ay xale liir fii nii bu yàggul mbay yooyu yëpp waxu si muy mbaras ak mbaras di dem pour bëgg a tagal réew mi foo xamante ni fu baaxul la en tout cas c'est dommage pour le pays quoi mais nag Macky Sall nag il faut ñu artu ko mais nag population bi nag dañoo ñàkk fayda ndax réew fu masa toll fii ñoom ñu jël seen bopp seen responsable pour jëlaat seen réew seen bopp ndax fi ñu ko jëmee ni baaxul ndax fi nga xamante ne mooy Touba 2 mois moo des ci màggal gi amul benn programme boo xamante ni jëm na ci mbirum ndox mi pour màggal kooku kan la état bi la Touba day manqué ndox fi may wax ak yow te aussi Touba tamit dana am problème ndax mbënn mi ci boppam day gën a yokk te Macky Sall ci boppam bi ñu waxee affaire Touba bi joxe woon na 500 millions ci li ñu waxoon ci conseil des ministres ñu ñëw assemblée ndax ñu wax na ko ñu ne bu ñu waroon def 2e conduite bi jógee maanaam Kër Ñang dem Daaru Rahman dégg naa am na ko gagné mais suus kaa may wax ak yow ba tey mbënn maa ngi fi kon il faut ñoom jël seen matuwaay jox Touba gëdd def assainissement baax Touba amul assainissement. ba léegi ni may wax ak yow 2e ville de capitale di ville Cheikh Ahmadou Bamba ay fonds ñoo fi am fonds yooyu noonu ndox mi day nab dugg ci biir nab bi 0,5% gi mu toll nii EMS nee na baaxul mais te ñoom ñu du ko seetaan pourquoi programme bi Ablaye Wade defoon mënuñu ko àggale mooy tey ni maa way rahmati def forage yooyu noonu Ablaye Wade moo joxoon ay machines yoo xamante ni mooy segg ndox mi def ko ndox mu neex pourquoi mun ñu jël forage yi fi nekk yëpp jël benn 2 milliards jënd ko ay machines yoo xamante ni tey mooy segg ndox mi ñu dugal ko ci maanaam ci branchement yi pour réseau bi nga xamante ni sens réseau bi ñëpp am ndox mu neex mais état mën na ko même bu ko état deful ñun état la suñu tuwaay xam nañ fa muy jaay mais na sëñ bi joxe ndigal seex bu nekk jënd ñetti machine ñu dugal ko maanaam def maanaam gas affaire bi am mais sax di Touba ñoo ko war def suñu bopp mais tant que ñu ngi xaar état bi ak di lambar ci ginnaawam Touba du am benn gëdd boo xamante ni nguur gi fi nekk dana ko jox ndax boo jëlee tey lu mel ci màggal gi 256 milliards la màggal gi génne 256 milliards alimentation essence bi fi ñëw aéroport port loolu lépp boo leen boolee seen laj bi mu lekk Sonatel téléphone yooyu yëpp boo leen boolee 256 milliards la mais 256 milliards ñaata la ci état bi am kenn xamul nu mu toll te mu ñu si jël 18 milliards wala 18% pour dugal ko maanaam ci Touba iñaan nan loolu ba pare nag bëgg a impose loo xamante ne c'est impossible
mais Touba am nañ fu la gis nga bu kilifa diin yëpp maase woon ñoom ñëpp ñu dugg ci benn néeg nii nan woteel Macky Sall Touba du ma woteel Macky Sall ndax murid yi sëñ Touba moo leen kenn moomu leen te ku leen jëm a feneen ñu bala. mbirum waxtaan la mais du mbirum kilifteef. mais mbirum waxtaan la ndax tamit nit ñi dañoo am ay xel am ay bopp ndax fekkente ne dama la yaakaar àdduna àllaaxira te bu mu demee ci kaso bi rek mënoo maa génne àllaaxira kay jëru ñuy wax sëñ Touba laa gëm ko ma keneen. seen taxawaay léegi kon yéen ñi xëy na yéen opposition bi nekk Touba dafa mel ni kon jot na il est temps jamono ji ngeen jóg pour xeex li xëy na moo fi nekk wax nga ko sànq askan wi am nañ ci part de responsabilité parce que ñoom ñoo yor seen carte di fal yaakaar ngeen ak waa bokk gis-gis bi ngeen nekk bokk ni man ngeen a am li nga xamante ni moo di parrainage ba matal ba sax jël réew mi. waaw xam nga ñun moom parrainage taxul ñuy wax bu neexee yàlla Touba rek dama jox président Pape Diop parrain yu doy ndax benn ji na ko waa Touba. ñi fi nekk man mi di wax ak yow yore liggéey bi yaakaar naa fu ma taxaw ni dama bëgg ngeen parrainel Pape Diop doon ko parrainel ndax sama jikko war leen a doy te jàpp naa ni Pape Diop bokk na ci candidat yi nga xamante ni le candidat Cheikh Ahmadou Bamba yi nga xamante ne bu ñu toogee li Touba ñàkkoon yëpp dana leen ko joxaat kon ñun loolu taxul ñuy wax mais daal li nga xamante ni moom lañ ci ñaawlu mooy galgal yi ñu ci dugal ñoom ndax ñaari fiches la ñuy jox yoo xamante ni benn bi électronique la benn bi nekk fiche normale électronique bi amul signature te loolu code bi da ko tere ba tax dugaloon na recours boo xamante ni amuñ sax yaakaar wax dëgg yàlla recours ma amuñ sax yaakaar ndax tant que ñii ñi ngi fi lu Macky Sall bëgg mooy li am tant que ñoom ñi ngi fi mais nag damaa yaakaar ni képp koo xamante ni yaa ngi def di def bu yàggee daan la def kon li ñu yoon may def nañ ko toog di xaar waaye amuñ si yaakaar léegi nag bu fekkente ni après recours bi génn nag ñu dindi ko bon on va face à beneen programme boo xamante ni moom la ñu mane pour que ñu mën a dem ci élection yi ci jàmm ñun daal li ñu soxla mooy élection yu dem ci jàmm élection yu dal ku gagné ñu félicite la dem liggéey ni Abdou Diouf defoon ak Ablaye Wade na fexe ba def ko ni Ablaye Wade defoon ak Macky Sall moom Macky Sall na fexe ba def loolu bu ñu ko gañee na woote félicité ki ko gañee ñu dem jàmm bàyyi ñu suñu réew comme moom mi ngi préparé ay bagages am pour Dubaï bu ñu ko gañee fa la jëm na dem Dubaï toogi foofu noonu ñun bàyyi ñu ak ñun ak suñu bopp voilà. du ngeen toppante. bon réew mi toppante moo ko yàq waaye nag dana leeral aussi ñun duñ toppante mais dana leeral ndax mënuma imaginer aussi maanaam affaire ArcelorMittal bi il faut ñu leeral ko. Aly Ngouille Ndiaye Petro-Tim contrat bu ne signature yi ñu jox $1 million diggante Aly Ngouille Ndiaye ak Macky Sall il faut ñu leeral ko titre foncier Touba bi ñu luyee il faut ñu leeral ko ndax mënuma nag nga dee décret 10/17/2013 10/17/2013 décret bi nga lii titre foncier bu Diourbel boole si Touba pour maanaam benn Asia Petroleum boo xamante ni buy seet gaz la ak pétrole bu dëkk Nigéria mu jox la bu ne signature $1 million mais ana xaalis boobu bi ma plénière bi ma ko laajee premier ministre déclaration politique générale tontu wu ci ma laaj ko ministre bi mu xamal ne ma dindi nañ ko mais décret moo ko dindi xanaa lu ñu jàngul français xam na ni décret moom décret kese moo ko mën a abrogé bi ma ko laajee tontu mu leer ma bind ko leetar mu tontu ma si leetar bi wane ni décret boobu noonu dindi nañ ko mais bi ma waxee dindi nañ ko mais deful décret bi ko dindi. te maa ngi lettre boobu te danaa ko laajaat mooy li am solo rek mooy lu mel noonu bu ñu koy def surtout que région de Diourbel bu Sëñ Touba waroon si mën waxtaan ak kilifa diine yi mais te defuñu ko lan fa génnee tamit war nañ ko mën a dugal ci mbirum wér-gu-yaram ak mbirum njàng mi te defuñu ko kon da di loo xamante ni ay failles yoo xamante il faut ñu leeral xaalis boobu noonu suñu xaalis bi ñu jël def ko si ay carte d'identité 45 milliards mais ba fi may wax ak yow nit ñi amuñu carte d'identité mais xaalis boobu duñ ko leeral il faut ñu leeral yi fii duñu toppante nag mais dana leeral ndax fi may wax yow Touba y a 57 000 nouveaux inscrits yoo xam ne bindu nan te fi may wax yow amuñu ay carte léegi ñooñu kan la ñuy parrainer Aly Ngouille Ndiaye bloqué carte d'identité yooyu pour bañ Touba amee carte jël benn pël indil ñu ko foo xam ne xamuñu lu mu doon xamul sax électorat bu Touba pour ñu ko na nga def sabotage pour ñu bañ a am mais loolu nga yaakaar na nga ko seetaan sëñ bi lépp lu xew ëllëg na ko leer ni nguur gi la te ñun dañ jël suñuy matuwaay élection dana fi am Macky Sall dana daanu incha allah ndax boo daanu Touba daanu Thiès daanu Dakar boo daanoo état léegi Espagne ak Amérique da ngay perte réew te yooyu Macky Sall mënu ko gañe jërë nga maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp leen jaajëfal si seen taxawaay di ñaan aussi tamit seen organes yi jëm kanam ba nekk ay télé maa di ndokkal ñëpp aussi jërë nga jëfal